sallam ñoo ngi nuyu ñëpp te di leen baalu àq fas yéene àndaat ak yéen rek ci jotaay yi nga xam ne muassasatul wafaa'i bi xuquuqil imaan moo ciy ànd ak yéen bi weeru koor gi tàmbulee ba tey jii di juróom-ñeenteelu fan bi ñu fas yéene ci ànd ak suñu mbokk bàyyi ko ba Dakar ñëw ngir bokk ak ñun jotaay bi fas yéene bokk ak ñun li ko yàlla baaxee ci tomb bi nga xamante ne incha allah moom lañ ko fas yéene jox tey mu ànd ak ñun ngir jàngat ko muy Cherif Mballo incha allah moom lañ fas yéene àndal ci waxtaan wi mu fas yéene ànd ak ñun ci al islam wal alaqaat ad duwaliya muy lislaam ak doxiinu ak relation bi nga xamante ne moo am ci diggante réew yi wala lislaam ak ni àdduna bi doxee ni àdduna bi jëflante ci seen biir kon incha allah tom boobu noonu moom la ñu fas yéene ànd ak sëñ bi tey incha allah jàngat ko bala ñu koy jox kàddu gi rek xam naa ne dañuy tënk ci lu gàtt rek ci lenn ci ay yëngutoom ginnaaw bi mu jàngee alquranul karim fii ci Dakar nga xamante ne foofu lañ ko yàlla baaxee foofu la jàng alquranul karim ginnaaw bi mu jàngee alquran ba noppi la dugg ci benn franco arabe bu ñu wax ittihaad boo xam ne ittihaadul jamaiyat islamiyya Sénégal fi Sénégal ñoom ñoo koy saytu foofee la jàngee ba am baccalauréat ginnaaw bi ma amee baccalauréat ci la dugg ci université bu Cheikh Anta Diop faculté de lettres foofee la jàngee ba am fa licence am ginnaaw bi mu génnee ci université bu Cheikh Anta Diop nag la tàmbuli di liggéey di yëngatu tàmbalee ko ci benn maktab bu nekk EPIS foofee jaar na fa liggéey fi waaye ginnaaw bi ñu jël ko mu yëngatu foofu ci ambassade bu Iran liggéey na fa lu tolloog 20 at ak juróom ci biir liggéey boobu taxawul woon mu bàyyi njàng mi ak gëstu bi bari yàlla baaxee ko mu am maîtrise ci biir année yooyu noonu ci falsafatu tasriix al islami wal ulum al ijtimaaiya waaye nag ci biir loolu ak ràññikoom tax ñu tànn ko muy ki nga xamante ne moo jiite majlisu chian majlis mooy njiitul majlis li siati ahlil bayti fi Sénégal ba tey tamit encore nekk mudiru markaz dirasat al islamiyya wal abxaas li ali yasir alayhim salaam kon lii lenn rek ci ay yëngutoom yoo xamante ne mi ngi ci def kemtalaay kàttanam bi mu ñëw nag mu ànd ak ba tey encore suñu mbokk di Cheikh Ahmed Ly moom di al aminul am li majlisil ala li siati ahlil bayti fi Sénégal ànd tamit ak suñu mbokk Serigne Abo Kebe mi nga xamante ne moom duñ ko présenté ci jotaay bii ndax bokk na ko ñu ay yoon barki démb rek la fi jógee ànd ak seexum sëñ Muntaxa kon incha allah ni ma ko waxee rek sëriñ boobu moom la ñu fas yéene dalal muy sëriñ Cherif Mballo bàyyi ko ba Dakar mu fas yéene ànd ak ñun jàngat al islam wala alaqaat ad duwaliya muy l'islam ak relation internationale kon incha allah ci waxtaan wi du ñàkk mu xamal ñu bu ñu waxee al alaqaat ad duwaliya muy relation internationale lan lañ ci jublu bu ñu waxee l'islam tamit danañu xamal loolu lañ lañ jublu incha allah tamit danañu andil ni nga xamante ne noonu la al aalamul islami yu tëddee ci wàllu politique danañu andil tamit benn gis-gis ci relation bi nga xamante ne moo am ci diggante réew yi incha allah ci biir waxtaan wi tamit dana andil koom-koom mi nga xamante ne koom-koom mu naturel la moo xamante ne dafa nekk ci biir al aalamul islami yi ci monde islamique ba tey tamit encore danañu andil monde islamique ni nga xamante ne noonu la tëddee su ko defee nag incha allah
ba tey tamit danañu andil incha allah culture yi nga xamante ne moom la monde islamique maanaam al umma al islamiya seeni culture yi nga xamante ne mooy culture yu wuute yi culture yooyu ni mu wuutee incha allah loolu danañu ko andil ci biir waxtaan yi kon lii lenn la rek ci ay tomb yoo xamante ne incha allah fas yéen nañu ko baaxee ci biir waxtaan wi tey incha allah xam naa ne bala ñu ko jox kàddu gi ñu fàttali mbokk yi rek ne suba ci alxames ji tolloog fukki fan ci weeru koor wi di fukki fan ak juróom-benn ci weeru mai fas yéen nañu dalal sëriñ Assane Sy ci innamal mu'minuuna ixwa mooy jullit ñëpp ay mbokk lañu. bu dee ginnaaw suba ci àjjuma ji ñu fas yéene ànd ak sëriñ Ibrahima Ndiaye ci al hikmatu daalatul mu'min bu dee dibéer ji wala bu dee samedi ji incha allah ñu fas yéene ànd ak Mouhamad Ghali Guèye wala Gaye ci at-tasawuf al islami yi bu dee dibéer ji ñu fas yéene ànd ak al imam Khady Ndari Diop moom si mu bàyyi ko ba Dakar ci al islam wa xaanunul usra fi Sénégal bu dee altine incha allah Seydi Makhtar Kébé la ñuy fas yéene dalal ci xadiyatu Palestine kon incha allah loolu mooy programme mu ñaareelu ay bis gi xam naa ne incha allah bala ñu yëkkati jotaay bi danañ ñëw ci programme mu rajo yi ak site internet yi ak télévision yi nga xamante ne ñooy jàllale waxtaan yi ngir ñi nga xamante ne ñooñu ci bëgg a topp ñu ànd ceeg ñun. kon li ñuy def rek moom mooy dañuy jox kaddu gi suñu mbokk Serif Mballo ci tomb bu am solo bi nga xamante ne moom la fas yéenee ànd ak ñun tey jàngat ko yàlla na ko yàlla defal tawfiq defal ñu ko wassalaamu aleykum wa rahmatullah. wala na'budu illa iyyahu muxlisina lahu ddin walaw kariha almushrikun wassalaatu wassalaamu ala shajarati nubuwa wa mawdici risala wa muxtalafi almalaika wa macdani alcilm wa ala ahli beyti alwahyi alayhim assalaam wa sahbihi alhudaati almayamin. mbokk ñi gannaaw bi ñu sante sunu boroom bi nga xam ne moom kott la muy càppaa coli moom mi nga xam ne kenn warul bokkaaleek moom te duñu jaamu kudul moom di julli di sëlmal ci ki nga xamante ne ni moom mooy garabu nubuwa ci moom la risaala bi wàcc malaaka yi ci moom lañ doon wuute di ñëw ci moom xam-xam yi jëriñ ci moom la jóge ak ñoñam yi nga xamante ne ni ñooy waa këram ak ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy saxaabaam yu tedd yi. ñi ngi am mbégte lool di ñëw tey fii ci dëkk bu tedd bi muy Daarul Muxti al muqaddasa di dëkku xam-xam di dëkku taqwa ragal yàlla di dëkku wara muy scrupule di dëkku ñoo xamante ne ni alaamu tuqaa lañu ay symbole ci wàllu xam-xam ci wàllu ragal yàlla dëkku maam Cerno Faati Ibra Faati nga xam ne mën nañu wax ne lépp loo xamante ne ni xam-xam la ak wattu li nga xam ne moom mooy yoonu murit moom la ko sëriñ bu mag bi bàyyiloon. di ziyaar bu baax ay njabootam yi tedd yi nga xamante ne ni ñoom dañoo bokk ci sunu saqaafa sunu culture muy sëriñ Moodu Awa Balla Mbakke ak sëriñ Cheikh Awa Balla Mbakke ñoom Cheikh Abdul Quddus Mbakke sëriñ Aydara Mbakke ba ci ki nga xamante ne tey moo leen fi teewal même ñeneen ñi bu ma leen tuddul ñooñu bu ma leen tuddee rek tudd naa ñëpp muy sëriñ hadrata Cheikh Abbas Abul Fadl Mbakke yal na yàlla dëgëral ay cëram yàggal ko sunu kanam ci kanamu taalibe yi it ak waa dëkk bi yépp yàlla yàgg fee sotti li nga xam ne mooy ay xéewalam ndaxte bërëb la yoo xam ne ay bërëbu jaamukaay yàlla yoo xamante ne yu am solo yàllaa ko tànn ndaxte suuf bu sutee moroom ma dañ koo jal te wa jaala
wa jaalaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi laallahum yarjiun. yàlla nee na man maa jël kàddu gi def ko ci ay ndiggal góor yu di ko jokkalante pour nit ñi di maanaam mën a dellu ginnaaw. donc loolu ñoom ñu bokk ci ñu nekk minal buyutaati diiniya yi. di sant bu baax waa association Al Wafa ci invitation bi nga xam ne defal nañu ko, ñu may ñu fursa ñu mën a ñëw fii ànd ak sunu mbokk sunu xarit di sunu mag di sunu ustaaz aussi muy Cheikh Ahmadou Ly mu nekk mu fakkir bu mag, nekk koo xam ne aussi ku yàgg yëngatu la ci mbiru diine. Jamiya Wafa nag li mu def daanaka loolooy Wafa mooy fidélité, mooy ngor ci diine, ndaxte dafa jël mbooleem loo xam ne naanuwaay la ci diine mu xëcc leen pour que xam-xam bi ñooñu yor ñu mën ko contribuer pour loo xam ne dana boole jullit ñi, ndaxte nit ñi bu ngeen xamantewul mënu leen nekk. moo tax li jiitu xam, moo tax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam léppam yàlla bi mu koy yónni ci iqra la commencé, mooy na nga xam, jàngal pour nga xam. ndaxte man araada dunya fa alayhi bil ilm wa man araada al axira fa alayhi bil ilm wa man araadahuma fa alayhi bil ilm. loolu la yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax. ndax ne nee na ku bëgg àdduna utal xam-xam, ku bëgg alaaxira yit utal xam-xam, ku leen bëgg ñoom ñaar na nga ut xam-xam. moo tax am nañu mbégte lool ñu berneel ñu ñëw fii ànd ak sunu mbokk sunu xarit muy Cheikh Abo Madiana Chouaïbou Kébé di boroom xam-xam bu mag koo xam ne nekk bokk kenn ci ñun, koo xamante ne ni am nañ ci yaakaar trop ci moom, ñaan yàlla dëgëral ay cëram ak i mbokkam ba yéene bi mu am pour l'islam mu mun ko def comme maamam yi li ñu defal l'islam. yal na yàlla yombalal lépp. tey nag ñu ngi wax ci al alaqat al duwaliya, mooy les relations internationales. relation internationale nag bu ñu ko dee wax moom mooy maanaam dinañ koy tuddee étude internationale ad dirasa ad duwaliya wala international studies bu dee ci anglais. mooy lu ñuy jàngee politique internationale, économie muy al iqtisaad koom, waaye it droit mooy xuquuq ci niveau boo xamante ne ni global la. yaani tusamma al alaqatu duwaliya aydan ad dirasatu allati yatimu fiha tadrisu siyasa wal iqtisad wal qanun. loolu nag buñ ko defee dafa am yoo xam ne dañ ko ciy jàng, muy économie internationale, droit, histoire, géopolitique, science politique, sociologie, anthropologie, genre ak développement. muy maanaam lépp loo xam ne taarix la mu jëm ci wàllu histoire, wàllu li ñu tudde géopolitique mooy maanaam li nga xam ne mooy ci géographie, mooy maanaam espace ni nga xam ne noonu la réew tëdde, waaye naka lañ ko yoree, comme na aussi ñu tudde géoéconomie, maanaam ci wàllu globalité économie mondiale, adduna bi naka lay demee ak yu demee noonu. moo tax mu nekk loo xamante ne lu am solo ñu ciy jàng le rôle des états, dawrul duwal, maanaam réew yi naka la ñuy doxe ak lan mooy seen warugar, ak li nga xam ne mooy al munazamat ad duwaliya, muy les organisations internationales, muy maanaam mbootaay yi nga xam ne ñoo ëmb réew yi, ak al munazamat al ghair hukumiya, muy organisation non gouvernementale yi, muy ONG yi.
naka la ñu war a doxalee ak it asharikatul mutaaddidal jinsiyaat muy li nga xamante ne mooy entreprise multinationale yi naka la ñu war a doxalee parce que yematul rek ci benn réew waaye dafa nekk loo xam ne dafa jéggi ay réew il faut que mu am lu leen tënk loolu leen di tënk nag comme dafa weesu ay réew te fi ñuy campé rek mooy réew yooyu ci en 1848 la ñu am benn loi boo xamante ne ni dañu ko ci Wasaham Fali boo xam ne dañu ci la commencé juddu li ñu tudde ay état nation mooy maam ad duwal wal qawmiyaat nga xamante ne ni qawmiyaat yi muy nation yi dañuy créer seen état ci biir loolu la ñu ne nag comme loolu am na te commencé nañu gis ne réew yi léeg-léeg mun na am munaafasa mooy maanaam concurrence seen diggante di wujjante nañu def loo xam ne dina mën a fexe ba xeex mënul ñàkk waaye mën nañ ko organiser ba réew mu nekk li nga am ku am jàmm man la ko bàyyi. moo tax relation internationale boo dee xool bu njëkk ba ñu ngi ko boole ci science politique waaye science politique dafa jékki-jékki moom it mu nekk ci classification des sciences mu nekk xam-xam boo xam ne dañu koy jàngale moom rek. moo tax ci jàngale boobu bi ñu nee ci wàllu géopolitique wala état nation ci la juddu li nga xamante ne moom lañ tuddee muy géopolitique mooy géographie asiasia muy maanaam dëkk bu nekk ñaar la am mooy nit ñi fa nekk muy at-tabi'at maanaam al maadin at-tabi'iya aw sarawat at-tabi'iya ak sarawat maadaniya muy maanaam nit ñi fa nekk ak mbell yi nga xam ne ñoo nekk ci suuf sa parce que gis nañu ne doole bu commencé bari ci réew dafay bëgg a génn ay frontières am outil moom it ay réew yoo xam ne daf leen di essayer dominer def saytare ci ñoom bast ci ñoom te sallut seen kaw te ci biir loolu nag pour bañ ñu nekk ci foo xam ne dafay mel ni qanunul ghaba maanaam li ñu ta loi de la jungle nga xam ne dafay mel ni ci njaay àll yi seen diggante amul loi ñu def loo xamante ne ni dafay nekk ay maanaam ay loi yoo xam ne dañ koy def géopolitique boobu nag day jàng maanaam mooy lan mooy lépp loo xam ne géographie la ci wàllu politique ci wàllu social ci wàllu histoire ci wàllu sociologie ñu anthropologie ñu jàng réew mi làkk yi lan mooy seen doole ak lan mooy seen ñàkk doole fan la ñu amee doole ak fi ñu amula doole lan la ñu mën a jël ci ñoom ak lan la ñu mënut a jël ci ñoom donc loolu moom mooy science su géopolitique loolu nag mooy ilmun li tahdidi kayfiyatu istifadatul duwal al géographia fi siyaasa ad duwaliya maanaam tey lu mel ni Russie lu mel ni Amérique lu mel ni Chine gis ngeen seen géographie nu mu réyee nu mu yaatoo imtidaad bi mu am naka lañ koy mën a exploiter sama sang bi maa ngi lay nuyu bu baax Mbàkke macha allah ahlan wa sahlan jërëjëf mu nekk loo xamante ne lu am solo donc loolu boo ko dee wax di ko jàng dafa am lu mu ëmb mooy li ma wax léegi jàng saqaafaat yi dirasatu saqaafaat wal idéologiyaat ak xalaatin yi ak it al awlama muy la mondialisation ak li nga xamante ne ni maa maana dawla lan mooy li nga xamante ne ni moom mooy dawla moom mooy réew également lan mooy écologie mooy maanaam al bia ak at tanmiya al mustadama aw al bashariya boole nañ ci al irhab aussi dañ ko ciy jàng ci al alaqat ad duwaliya ak ci la prolifération nucléaire mooy al intishar an nawawi maanaam li nga xam ne mooy doole ci wàllu militaire ci wàllu
nucléaire ni mu tase. dinañ ciy jàng aussi al qawmiyaat muy maanaam les nationalismes, di ci jàng aussi at tanmiya al iqtisadiya muy maanaam le développement économique, ak la finance internationale muy at tamwil ad duwali. donc lu mel ni comme ONU, FMI, Banque mondiale, yooyu yëpp dañu nekk yoo xamante ne ni dañ ci bokk. relation internationale nag tey boo ko dee xool ci wàllu bëgg ko jàngat, dafa nekk loo xam ne science la boo xam ne bu bees la ci tubaab yi. depuis 1905 lañ ko commencé jàngale, waaye ñun bu ñu ñëwee ci l'islam dinañu ñëw ci loolu. ndaxte commencé nañu coloniser bu yàgg, mu am na tadaarub muy maanaam intérêt yi commencé na wute seen biir, anglais yi ak britannique ak français yi fii, portugais yi ak espagnol yi fii, ak yu demee noonu. donc il faut que ñu mën koo xool, waaye ñoom niñ ko gisee nazariya bi muy maanaam théorie bi mu ngi jóge ci maanaam ci ay boromi xam-xam yoo xam ne ci ay théorie libérale muy maanaam al nazariya al libéraliya, ñu mel ni Emmanuel Kant wala Jean-Jacques Rousseau wala Hobbes wala Machiavel, ci ñooñu wala John Locke, ci ñooñu la ñu jëlee xalaat bi. tey dafa mel ni relation internationale xalaatu ñooñu ñoom ñoo ko dominer, ñoo ci ëpp doole. boo dee xool marxisme am na ci influence, waaye muy al fikr al marxien, waaye amu ci nisbiya bu toll comme bi ñi ma tudd biñ ci am. loolu nag dafa mujj nekk muy relation internationale benn daruriya boo xam ne dañu koo teg gannaaw bi nga xamante ne ni première guerre mondiale am na, muy alxarbul aalamiyatil ula, pour fexe ba nga xamante ne ni dinañu xam xeex yi lan moo koy indi, parce que ay millions ci ay doomu aadama dañ cee judd. muy tatwir al qanunu duwali li taazizil as-silmi wa xal al xilaafaat, fexe ba nga xam ne dinañu mën a droit bi ñu gën ko defaraat, waaye aussi fexe ba nga xam ne jàmm dana mën a am ak li koy gën a dëgëral ci diggante xeet yi. ñaareel bi mooy taasis al munazamatu duwaliya, mooy fexe ba créer ay organismes yoo xam ne dina fexe ba bu problème amee mën nañu dem foofu pour ñu mën a régler seen mbir seen diggante te xeex du am. ak bina axlaaqin duwaliyatin jadidatin, mooy fexe ba nga xam ne dinañu construire un nouveau ordre mondial boo xamante ne ni dafay tegu ci moralité, ci jikko yoo xam ne ñëpp dañu koy jàpp respecté ko, muy la morale internationale. waaye taazizu démocratia wa tijaratul xurra, mooy fexe ba nga xamante ne ni li ñu tuddee libre échange, mooy maanaam ku am sa marchandise danga ko mën a jaay ci dëkk bu la neex bu ngeen signantee accord. waaye aussi lépp loo xamante ne ni droit de douane la, mooy ci wàllu lépp luy douane, ak waaye fexe aussi marché yi ñu indi ko mu nekk loo xamante ne dafa am solo. waaye it fexe ba nga xam ne capitaux yi, ruusul amwaal yi nga xamante ne ni taila la yu mag, ñu fexe sénégalais bi mën a am mën a investir, def istismar Europe, européen bi mën a ñëw fii def istismar, mu nekk loo xamante ne ni ci jàmm lay doon, bu ko defee nit ñi mën a dund ci jàmm. parce que gis nañ ne guerre yi li ko doon indi lu bari moom mooy fexe jël sarawaat, maanaam richesse su benn dëkk gis nga ne am na pétrole am na gaz, nga ñëw nga ne dañ ciy teg sa loxo, bu ko defee mu indi guerre. léegi nag ñi ne
nañu bàyyi loolu fexe ba nga xamante ne ni réew mu nekk mën nga développer say propres ressources muy humaine muy sarawaat maanaam insaniya maadaniya tabiiya muy ressource naturelle bu ko defee ñëpp mën cee jëriñu nga mën koo jaay bu ko defee ñi ngi ko war a mën a jaay te soxla woon nañ ko léegi du guerre du am waaye nit ki il faut que xeex di am parce que noonu la li ñu yàlla sàkke dinañ ci ñëw donc loolu boo dee xool en gros loolu mooy relation internationale mu am benn parenthèse rek bu may def bi may wax ci géopolitique donc mooy lépp loo xamante ne madani la civil loo xam ne dafay jàng comme ni ma ko waxee as-sarawaat al insaniya wal maadaniya awil tabiiya géostratégie dafa wute ak politique géostratégie mooy lépp loo xam ne militaire naka la ñuy fexee ba ñun sunu dëkk nu ñu koy aare ci wàllu sécurité ci wàllu renseignement ci wàllu militaire waaye it léeg-léeg dinañu lorñe benn dëkk naka lañ fay mën a envoyer ñoo xam ne dañuy nekk suñuy bët nekk suñuy nopp ba ëllëg bu ñu bëggee dal suñu kaw ñu xam ñii lu tax ñuy fu ñu leen di mën a aw ndax sa noon boo ko xamul mën na la dikke kooku mooy taarif ci al alaqaat ad-duwaliya mooy fexe ba nga xam ne ci gàttal ñëpp dund ci jàmm am ay relation l'islam biñ ko boole nag l'islam mooy inna diina indallahi l'islam muy diine bi nga xam ne yàlla moom la wax ne moom la nangu comme diine mu nekk jóge ci baatu dunu muy jege tubaab di ko tuddee rapprochement wala nga xool soumission az-zil mu nekk diine boo xamante ne ni shumuli la maanaam dafa dajale lépp diine boobu bu ñu ko dee jàng ci relation internationale ci alaqaatu duwaliya li ñuy njëkk a dégager dañuy jël usulu diin muy principe fondamentaux de la religion li nga xam ne ci la diine tegu muy at tawhid bennal yàlla kennal ko an nubuwa muy def ko mu nekk yonent yi alayhimu salaam nga gëm leen waaye it al adlu al mi'at mooy gës beñ penc loolu mooy ci nazariyatu ahlu sunna waaye bu ñu bëggee dajale ñoo xam ne école islam yëpp nga xamante ne dañu d'accord ci lii kenn génnu ci mooy ne bu dee ci madrasatu ahlul bayt ak yeneen madaris yi dañuy jàpp ne ci wàllu usul bi as-salaasa dañuy génn ci nuboo li ñu tudde wilaya wala imaama parce que dañ ne al wilayatu awil imaama hiya istimrariyatu nubuwa maanaam yonent gi bu jeexee ñi nga xam ne ñooy dono yonent yi ñooy wilaya ñooy imaam yi foofu la wilayatu dugge donc dafay bokk ci ponk ñaareel bi al adlul ilahi il faut que mu ñëw ci al mi'at muy bés penc ci gëm ko ndaxte bu fekkente ne ni yàlla maanuteem feeñul bés penc kon àdduna bi dundam dootul amati solo il faut que ñu baax ñi ñu fay leen waaye ñi nga xam ne ñoo safaanoog baax aussi ñu fay leen liñ doon jëf kooku mooy usulu diin principe fondamentaux de la religion mu am furu' diin muy maanaam li nga xam ne mooy branche yi fondamentale nga xam ne lu mel ni as-salaat julli al sawm muy koor az-zakat muy joxe azaka al xumus bu dee ci ahlul bayt te ñu ngi ci alquran mooy képp koo xam ne jenc nga fukki weer ak ñaar loo xam ne bénéfice la jëfandikoo woo ko bu ñu jëlee sa alal xaaj ko juróom benn bi waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ko moom ndaxte duñu lekk sarax ak al jihad parce que dafa bokk ci yi nga xam ne mooy furu' diin li nga xam ne day taxawal fondamentaux yi ak al hajj muy aji makka amr bil ma'ruf di digle lu baax wa nahi anil munkar di tere lu bon loolu boo dee xool ci droit positif
les libertés mooy alxurriyaat muy fardiya awil jamaaiya ci foofu lay dugg waaye it almuwaalaatu ànd ak jullit ñi képp ku bëgg yàlla nga bëgg ko attabarri awil baraa mooy nga bañ képp koo xamante ne dafa bañ yàlla ak yonent bi ak jullit ñi donc loolu moom mooy boo dee xool ci wàllu usul ak furo usul yooyu nag ak furo bi mu ñëwee dafa am aussi ci biir diine l'islam parce que ci diine l'islam kenn amul droit xàjji kenn ñépp ay jullit lañu parce que ku ne laa ilaha illallah rek ci la bokk waaye dafa xàjjali ko buñ ko dee jàng ci géopolitique ñetti groupe mu am groupe lu ñu tuddee sunna ak shia ak ñi nga xamante ne ñoom lañu tuddee tasawuf muy madaris yoo xamante ne ni ay mazahib aqaidiya ak mazhabiya aqaidiya muy doctrinal mazhabiya doctrinaire wala doctrinaire aqaidiya doctrinal mazhabiya moo yoo xam ne ci wàllu lu mel ni alxanafiya ci wàllu mazhab fiqhi lu mel ni shafiiya malikiya ak xanbaliya bu dee ci sunu mbokk ahlu sunna yi yooyu ci mazahib fiqhiya yi bu dee ci chia mu ñëw li nga xamante ne ni mooy al isna achariya ismailiya ak zeydiya mu am ci tasawuf du ma génn Sénégal mu am qadiriya am tijaniya am muridiya am layeniya kooku mazahib la yii ay turuq suufiya la ak irfaniya waaye mu am beneen groupe boo xam ne kalaamiya madaris kalaamiya muy maanaam ay écoles yoo xamante ne ni de philologie muy maanaam lu mel ni al ashariya lu mel ni al jabriya lu mel ni maturidiya yu mel ni mu'tazila awil qadriya waaye foofu aussi chia dafay ñëwaat foofu encore waaye aussi mu nekk ay écoles yoo xam ne yii kalaamiya la waaye ci ñetti murtakazaat la am maanaam ñetti centralité mutaxayiraat ay variable yoo xam ne benn bi mooy jàng lépp loo xamante ne ni aqaid la muy wàllu ngëm pas-pas ak wàllu axlaaq wàllu jikko ak wàllu li nga xamante ne mooy ahkaam wàllu atte yi ci lislaam yooyu mooy madrasa yi nga xamante ne ni mooy kalaamiya moo tax mu nekk loo xamante ne lu am solo buñ dee jàng toujours ci relation internationale dañuy gis ci yooyu fu ci nekk rek dañu la naan réew bu dee réewu Sénégal 95% de musulmans boo dee xeel murid yi temps lañu tijaan yi temps lañu chiite yi temps lañu xaadir yi temps lañu ci wàllu ihsaiyat muy les statistiques mu nekk pour que nit ñi mën a jàng dëgg-dëgg parce que yooyu yëpp ñuy joxe comme ay données ay informations dafay nekk ci ñi nga xam ne ay muhaqqiqun lañu awil muhaqqiqin ci domaine boobu yàlla daf leen ci la ñuy mën a évaluer def taqyim pour li nga xam ne moom mooy dund réew ma moo waral boo dee xool ci ñooñu ma tudd ci benn école presque 80% lañu muy ahlu sunna ñooñu boolee den xool ci lu mel ni Maroc Algérie Sénégal Mali yooyu yëpp ba ci Charq ba ci Maghrib ñoom ñoo fa ëpp chia yi bariwuñu fi ñu gën a baree moom mooy Iran Iraq Koweït tuuti Azerbaïdjan tuuti ci Afghanistan donc loolu dafa nekk loo xam ne pour ñu xam doole yi nga xam ne moom mooy dinañ ko gis ci kanam ci le monde islamique donc relation internationale dafa nekk loo xamante ne ni boo ko dee xool ci l'islam nga xam ne ma ñëwaat ci tuuti diine shumuli la parce que yàlla mi nga wax inna hazihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'buduni xeet wi wenn la man maay seen borom na ngeen ma jaamu
donc dafa nekk loo xamante ne ni yàlla moo nekk ci kaw ci lépp, alors que relation internationale moom dafa nekk loo xam ne mbooleem loo xam ne maanaam ab civilisation la walla xalaatin woo xamante ne ni dëppoowul ak diine rek dañu koy xëcc maanaam ci la tegu pour defar dundu réew yi. donc boo ko dee xool ak l'islam bi nga xam ne moom day woote pour gëm yàlla, waaye aussi ci biir gëm yàlla ñu mën a defar ci sunu dund, ndaxte moo wax ne wa man arada an zikri fa inna lahu maishatan danka. mu ne képp koo xam ne détourné ci message yu l'islam yàlla na la may dund gu xat gu metti gu jafe. donc ñaar yooyu bu ñu leen buggee boole léeg-léeg dafay xaw a wute tootu, il faut mu am kenn ku wàcc yoonam. moo waral l'islam religion la boo xamante ne ni moom yemul rek ci di julli ak woor, waaye dafa yem pour di wax ni nga xam ne doomu aadama noonu la war di dundee, ndaxte inna salaati wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamin. sama génn àdduna ak bu may tuur deret yàlla laa koy defal, ndaxte mooy ki nga xam ne mooy borom mindaafoon yi. gis nga wute naa koo xam ne moom léppam mu ngi ko def ci libre échange ak yeneen yoo xamante ne dafay safaanoo léeg-léeg ak diine. moo tax buñ dee xool tanawu saqaafi li nga xamante ne ni mooy diversité culturelle, maanaam xeet yi caada yi ni ñu wute, waaye aussi li nga xam ne mooy tendance idéologique yi, mooy maanaam manaabi idéologie yi nga xamante ne ni ñuy xalaate wute ak intérêt yi nga xamante ne masaalih al mutadaariba bayna duwal al muslima, li nga xamante ne moom moo indi diggante maanaam intérêt yi wute ci diggante pays jullit ñi, ak li nga xamante ne ni mushkilatul al iqtisaad al xatira, li nga xamante ne ni moom mooy situation économique bu aigu bu jafe bi nga xamante ne réewu jullit ñi moom la ñu nekk, mu jur situation boo xam ne bu difficile la, mooy maanaam jafe-jafe ci dundinu nit ñi. loolu daanaka moom moo indi li nga xamante ne ni moo tax jafe-jafe tuuti ci le monde islamique bu ñu ko dee wax ak ci relation, parce que ba tey ci les relations internationales le monde islamique tegoogu ci, parce que umma bi mu war a doon nekk gu ko. waaye boo dee xool di def sa analyse li jiitu nga xool ci waaqia ni nga xam ne noonu la al aalamul islami, noonu la monde islamique tëddee, ak li nga xamante ne ahamiyatul maddiya lil aalamil islami, mi nga xam ne mooy maanaam importance bi nga xamante ne ni moom la monde islamique am ci wàllu koom, ak yi nga xamante ne al anasirul mawduiya li sulta, li tax la monde islamique war a am doole te mu nekk ci moom, ak li nga xamante ne ni mooy al ahamiya al géosiasiya aw al géographia siasiya, muy importance géopolitique bi nga xamante ne ni am na ko, parce que fii ak importance géostratégique nga xam ne al aalamul islami am na ko, ak al taasir al fiili fil xalaba ad duwaliya, le monde islamique li nga xamante ne noonu la war a mën a amee baatam ñëpp di ko dégg ci àdduna bi, dina nécessaire ñu xam ne lii waroon na mën a am pour que ñu mën leen dégg, parce que am na siqal, am na poids le monde islamique, am na xam-xam, am na mbel, am na ay nit ñu ko mën a yor ak lépp, waaye li leen wutee mooy li ma wax sànq, mooy masaalih yi nga xamante ne mutadaariba, ay intérêt yoo xam ne bokkul entre ay réew, entre ay buur, mu indi ay jafe-jafe yoo xam ne dafay doy waar. donc loolu moo indi amu tadaamun, maanaam dimbalante. aussi munuñu doole boobu nga xam ne yàlla may na leen ko, mu ne inna hazihi ummatukum ummatan wahida, capacité boobu nga xamante ne ne am nga ko, nga xam ne waroon na mën a tax ci seeni luxaat, ndaxte
ak li muy seeni kaddu seeni langue seeni waaso seeni jinsiyaat yooyu yëpp ñu war a mën a nekk benn waaye loolu taxul le monde musulman mën a nekk bon moo tax dafa war ñu xoolaat li nga xamante ne ni moom mooy li ñu tuddee naka la ñuy déterminer politique étrangère muy as-siyaasa al-xaarijiya boo xam ne dina tax réew mu nekk gannaaw bi nga xam ne nekkatuñu benn waaye mu nekk loo xam ne dañ koy mën a bien élaborer tatwir ba nga xam ne dina nekk li maslahatil islam wal muslimin mu ne bu fekkente ne ni ci benn jamono réew jullit ñi kenn ku ci nekk yaa ngi wax ne lislaam moom nga tax a jóg lislaam moom ngay liggéeyal waaye settantal nañu réewu islaam yëpp benn bu ci nekk da nga jël lislaam rek def ko comme cobaye loo soxla rek nga jël ci moom waaye jëloo ko pour que mën koo dunde wala leneen ci sunu jamono ji benn réew rek la ñu gis boo xam ne mën na wax ne relation internationale politique bi may wax ni léegi ak siyaasa al xaarijiyam jël na ko teg ko ci lislaam mooy Iran mu nekk loo xamante ne ni ci wàllu bu ay prise de position mawaqifam ak yooyu yëpp daf koy jël ne l'islam moom moo ko inspiré moo tax l'islam dafa am loo xamante ne ni dafa am solo ci relation internationale muy théorie bi waxoon naa ko sànq l'islam dafa ñëw bi nga xam ne grec yi nee nañu ñoom cité politique mooy le genre c'est l'art de gérer la cité muy maanaam fànn idaaratul madina islam dafa ñëw mu ne moom empire la maanaam lil aalam wa ma arsalnaaka illa kaffatan linnaasi bashiran wa nazira tubaab bi ñoom buñ ne cité la ñuy defar islam moom dafa ñëw ne àdduna lay defar xam nga ñaar ñooñu seen mafhum du doon benn looloo tax ci biir l'islam yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee moom dafa ñëw li mu njëkk a def mooy dafa bind ay maanaam ay buur lu mel ni Kisra lu mel ni Héraclius lu mel ni Najaasi Muqawqis ci Égypte Kisra ci Iran Héraclius ci Romain kii di Najaasi ci Éthiopie xam nga donc gis ngeen yéen a ngi gis relation internationale al alaqatu duwaliya pour wan la ne alamiyatu aw awlamatul islam maanaam islam ni mu nekkee lu mondial yemul rek ci benn xutur waaye dafa kii ñëpp ci ñooñu ñëpp mu joxe ci maanaam li nga xamante ne ni mooy parce que dafa commencé bëgg a def yuñ tuddee daarul islam parce que dafa am daarul islam ak daarul kufr ak daarul muahada daarul islam mooy dëkk yi nga xam ne yëpp l'islam daf ci teg loxoom l'islam di ko àtte ak daarul kufr yi nga xamante ne ni ñoom dañoo taxaw pour faire face à l'islam parce que l'islam ñaar la xam kufr ak iman aw iman ak kufr d'ailleurs di ngeen gis ci kanam madaris yi nga xamante ne ni kalaamiyel yi lu mel ni comme al jabriya wala leneen ak mu'tazila ci wàllu nit ki kañ lay nekk mu'min kañ lay nekk kaafir kañ lay nekk faasiq gis nga foofu la juddoo ba jur lu bari ba évoluer tey nga gis intimaat fiqhiya yi fikriya yi diine yi mazhabiya noonu la juddoo donc l'islam aussi looloo ko tax a jóg yonent bi am benn vision benn nazara manzour boo xamante ne ni mooy fexe l'islam naka lay kenn ku nekk ci buur yooyu ne yàllaa ma yónni ñëwal ci l'islam mais foofu ci parenthèse gis nga ci Najashi dafa ne na ngeen dem mooy ci hijratul ula na ngeen dem bu ngeen demee ci Najashi ñooñu buur boobu ku ñuul la te ñooñu dañoo baax seen xol yi dafa nooy donc loolu symbole la ramziya la pour wane maanaam nit ku ñuul valeur bi nga xamante ne ni am na ko ci l'islam
moo tax loolu mu nekk loo xamante ne ni lu ama am solo la ci biir nag daarul kufr mu am ahlul kitaab nga xam ne ay zimmiyun lañu dañuy joxe zimmi mooy koo xam ne day joxe impôt pour dawla bi bu xeex jotee wala leneen droit l'état islamique moom moo koy sauvegarder. Donc loolu mu nekk loo xamante ne ni lu ama am solo la ci biir état islamique dégg nga ñooñu aussi mu am aussi mushrikuun yi ñooñu aussi dañ leen di fexewoo pour ñu ñëw ñu dugg si ci l'islam. Donc l'islam boobu mu am asrul jahiliya mooy période ante islamique mooy maanaam lu jiitu yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ak jiitu yi nga xamante ne ni baadal wahyi ak ni nga xamante ne ni moom moo ñu bi yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam jotee wahyu. Donc loolu aussi mu nekk loo xamante ne ni lu am solo parce que boo waxee wàllu état ak ni ko yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam gisee mooy da ngay tudd espace mooy al fada parce que bu ñu ne daar rek dëkk comme Daarul Muxti dafa am limite géographique am dañu naan fii la tàmbalee fii la jeex fii la yem lii lañ fiy digle lii lañ fiy tere lii moo fi war a nekk. Donc mooy foo xam ne luwaawu yàlla yi dafa war a nekk foofu waaw muy wahdatul qawaaniin fexe ba nga xam ne luwaa yi kii du wax la la jëm fee kee wax la la jëm fële waaye li ñuy àttewoo benn lay doon. muy réew yoo xam ne wahdatul iman maanaam dañuy li ñuy gëm benn lay doon muy umma mu wahada muy xeet woo xam ne wenn lay doon shi'ar yooyu da nga koy gis ba ci Sénégal un peuple un but une foi sha'b wahid hadaf wahid iman wahid tu vois. Donc mu nekk loo xam ne yu am solo la waaye l'islam moom li tax ngay nekk citoyen ngay am sa jinsiya nekkul li nga nekk sénégalais waaye li nga nekk jullit islam loolu nga koy nekke moo tax bu fekkente ne ni nit ki dafa nekk sénégalais mu dem Arabie Saoudite wala Iran wala Pakistan wala Inde muy réew yoo xam ne jullit dafa nekk dafa war a mën na faa jiite parce que li ñuy xool yaa ayyuhan naas inna xalaqnaakum ja'alnaakum shu'uban wa qabaa'ila inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa wa ja'alnaakum shu'uban wa qabaa'ila li ta'aarafu inna akramakum inda allahi atqaakum. Donc mi ngi wax ak nit ñi waaye ci fi zeylil aaya mi ngi wax ne mi ngi indi foofu taqwa pour wane ni parce que jullit ñi ci naas lañ bokk waaye ñoom dañu nekk shuhada ala naas. Donc ñoom lay adressé wu mu ne leen loolu ngeen ko nekk nag yéen a war a diriger nit ñi. Donc loolu moom moo tax jullit fu mu mën a nekk rek dëkkam la al ardu lillahi yurisuha man yasha min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin. Donc gis nga taqwa bi toujours di ñëw. Donc jullit bu amee nekk jullit rek am taqwa am compétence rek mën na diriger li nga xamante ne ni moom mooy ci fi mu nekk. moo tax li nga xamante ne ni moom la ñu gise al mafhum al qanuni lil hukuma al islamiyya wa imtidaadun mubashir aw mubashir lil manzur ad diini maanaam déggin bi nga xamante ne ni mooy la conception juridique ni ñuy dégge mooy al hukuma islamiyya gouvernement islamique noonu la war a taxawee moom mooy li nga xamante ne ni mooy comme ni ko diine tërale ci diine mu nekk gouvernement boo xamante ne ni day nekk parce que mënoo wax daarul islam te waxoo politique te waxoo gouvernement parce que ku nekk ki war na yor mbell mi ki war na yor ndox ki war na yor wàllu kaaraange ki yor war na yooyu yëpp réew la ku koy wax réew la moo waral conception wu islam bi mu yor
ci wàllu réew wax naa leen ko sànq dafa ëpp bu grec yi ak romain yi bi ñu yoroon ci réew parce que kii dafa ëmb àdduna. donc loolu li koy indi mooy fexe ba nga xamante ne ni al xukuma al islaamiya mu am comme hadaf dajale nit ñépp ci taxta raayatihi aw taxta riayatihi muy maanaam mu sàmm ñépp ñu leen ñépp man maa leen boole yilif. ñaareel bi mu taxawal ab qiyaada muy maanaam benn doctrine charismatique muy inqiyaad maanaam njiit parce que il faut que njiit am il faut que management am muy idaara muy maanaam ñi yore mbir yi ci xukuma al islaamiya. ndaxte te loolu boo ko dee xool ak li ñu tuddee droit international lu mu indi mooy asiyaada ad-duwali ad-dawliya c'est-à-dire maanaam souveraineté étatique mooy maanaam moom sa bopp réew mi moom mooy moom boppam. donc religion islamique li nga xamante ne nii moom lay reconnaître ñu wax ko moom mooy li nga xamante ne nii mooy umma waaxida muwaxada boo xamante ne nii dafay nekk bu am doole boo xamante ne nii dafay wéeru ci alquran wéeru ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam li mu jàngale. donc mu nekk loo xam ne lu am solo réew yoo xam ne danañ mën a def mu ahada muy daarul moo maanaam signer ay traité ak ay engagement ak ay accord ak yeneen réew yoo xam ne di ñu ay réew jullit. waaye aussi dafa am ci état islamique ci gouvernement islamique maanaam ay variété ay mutaxayiraat yoo xamante ne ni ci wàllu ay muamalaat ci jëflante yoo xam ne day tegu ci politique ci militaire ak ci commercial parce que ñett yooyu daanaka ci réew ñett yooyu moo ko yor. politique wàllu jaayanteeg jëndalante bu ko wax da nga wax mbay da nga wax industrie sinaa ak yu demee noonu ak militaire naka la ñuy sàmme sunu bopp ba kenn du ñuy jaay doole. moo tax muy laaj benn notion boo xam ne militaire parce que loolu aussi boo ko dee xool ci état moderne yi dafa am ci ñoom lu ñu tuddee maanaam superstructure muy maanaam social économique politique militaire ak culturel maanaam réew yi ci yooyu lay tegu. noonu ñu ko amee noonu la l'islam amee moom it ni mu ko tuddee te mu laaj fuqaha yi ñoom it al ajilla ñu maanaam ni nga xam ne noonu la ko nit ñi war a dégg mu am déggin ñu kii ko muy notion wu jihad. boo ko dee xool ci wàllu militaire jihad moom mooy effort boo xamante ne ni moom mooy fexe ba nga xam ne kenn du la mën a jaay doole waaye mi ngi jiitu am na ci ay interprétation yu bari mooy ngay xeex ak sa bopp waaye aussi boo mënul xeex sa bopp mënoo xeex ak noonu biti bi ak yeneen yu demee noonu. moo tax mu nekk loo xam ne lu am solo notion wu jihad yooyu jihad boobu mu nekk obligation parce que fu ñu nara néewal a doole l'islam wala aqida bi comme ni ma ko waxee iman wala leneen wala fexe pour noot doole l'islam wala benn réewu l'islam dafa laaj ñëpp ñu jóg. yàlla ne jaahidil kuffaara wal munafiqina waxluz alayhim xeexal ak ñi nga xam ne ñooy yéeféer yi ak naafiq yi te na nga soxor ci ñoom. waaye aussi kooku ci guerre mu amaat beneen boo xamante ne mooy fexe
pour nit ñi ci yeneen domaines yi aussi ñu def ci ay effort mu ne wa jahidu fillahi haqqa jihadihi huwa ijtabaakum wa ma jaala aleykum fi ddiini min harajin millata abikum ibrahima huwa sammaakum almuslimina min qabl maanaam xeex leen ci yàlla nu ngeen mën a xeex ci yàlla nu ngeen mën a xeexee da ngeen di dégg xayrukum anfaukum linnaas ki gën ci yéen mooy ki ëpp njëriñ ci nit ñi nga gis mu wax ne xayrukum man taallama alquran wa allamahu nnaas gis nga ki gën ci yéen mooy ki gën ci yéen mooy ki jàng alquran di ko jàngale boo gisee munoon na wax ne xayrukum man taallama riyadiyat wal physiya wa allamahu nnaas wa allamaha nnaas mais bu ne alquran parce que alquran mooy ummul ulum bu waxee loolu rek mooy pour xeet dekki xam-xam moo koy dekkil donc gën ci yéen mooy ku tas xam-xam yi waaw mu nekk loo xam ne ci wàllu jihad ci wàllu technologie wàllu science ci wàllu économie ci wàllu commerce ci yooyu yëpp mu nekk loo xam ne tey dafa laaj jullit ñi ñu mën a taxaw waaye am na yoo xam ne ki ko mën a taxawu moom mooy état te donc comme ñoo ngi wax ci relation internationale ak état la ñuy wax donc interprétation yi mooy comme li ma wax nii léegi mu nekk loo xam ne li koy indi moom mooy fexe ba nga xam ne jihad boobu mooy tax ñu respecter les libertés individuelles mais également collectives mu nekk loo xamante ne ni yoon yu ñuy topp mu mën a jur li nga xamante ne ni pragmatisme politique mais également économique nga xam ne nit ñëpp nañ ci mën a gis seen bopp ndaxte l'islam poids bi nga xam ne yor na ko comme ni ma ko waxee sànq ci wàllu nit 1,8 milliard nga gis territoire bi li mu yor ak li nga xam ne moom mooy ci wàllu alal yi nga xamante ne ni yor na ko warul mën a nekk loo xamante ne ni dafay féete ginnaaw moo tax ci li ma wax nii léegi ci géographie ci malaka ci li nga xamante ne ni am na ko waaye malheureusement yooyu yëpp am na ko waaye boo dee xool nuqtatu duuf la ci moom maanaam am na yooyu yëpp waaye amul doole li waroon a tax mu am doole am na ko bu dee ci yàlla li mu wax bu dee ci wàllu li ko yàlla wax ne benn xeet ngeen mu jël xeet bi lu ko tàmbalee Maroc Sénégal dem ba Indonésie mu nekk benn suuf lépp nekk ci biir amul lu dox seen diggante loolu day wane benn wu l'islam ak nit ñi donc boo dee xool ci wàllu perte ak profit l'islam jullit ñi dañoo perte ci situation bi ñu nekk nii ñi nga xam ne ñoom ñooy jëriñoo seeni maadin seeni richesse moom mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy noonu l'islam yi moo tax mu am solo boo dee xool même ci wàllu li nga xamante ne ni bokk na ci wàllu économie muy nga xam ne gaz yi pétrole bi yëpp ci dërëwu jullit ñi la nekk nga xool amul benn njariñ pour jullit ñi ndóol ñàkk liggéey ñàkk xam-xam feebar yi retard yi lépp ci réewu jullit ñi la nekk alors que warul woon mën a nekk ci réewu jullit ñi boo dee xool fii sax ci sunu réew rek xoolal képp ku am alal di nga fexe def dara pour sa réew waaye ñun fii boo dee xool hôpitaux yi yépp ay turu yéeféer la yor jullit ñi nga xam ne ñoo waroon boole dimbali seen moroomi jullit daanaka duñ ko def ci lan lañ koy def ci gas ay teen aka maanaam di joxe ay xaru tabaski yu dee ak yeneen yu demee noonu waaye li nga xam ne dëgg-dëgg dafa war a nekk une aide subséquente pour dimbali réewu jullit ñi ñoom nekkuñu ci loolu même OCI bi nga xamante ne ni ñoom dañu ci waroon a daje pour dimbali jullit ñi pour fexe ba nga xam ne li ñu réeraloon li ñu rëcc ci al umma muwahhada mu nekk réew moo xeet woo xam ne dafay nekk benn bi ñu ñëwee ak OCI mu nekk 49 pays boo dee xool 36 yëpp pays yi nga xam ne yu gën a ndóol ci àdduna bi la bokk te pourtant waroon naa gën a mën a nekk loolu parce que pays yi nga xamante ne ni 5 lañu 6 ba 7 nga xam ne ci wàllu pétrole ñoo ko ëpp ci monde bi ay réewu jullit lañu te ci OCI lañu bokk waaye te amuñu ay nit ñu bari par rapport ak Maroc ak Sénégal waaye boo dee xool
amul benn ndimbal boo xam ne bu am solo la jóge ci ñoom ñëw ci yeneen réewu jullit ñi. moo taxoon notion umma bi foofu aussi nekkul loo xamante ne ni lu taxaw la moo tax loolu aussi mu nekk lu doy waar et également toujours ci li nga xamante ne ni tax na ndoxtatu duuf jullit ñi amuñu doole mooy li tuddee état nation waxoon naa ak sa njàlbeen mooy jullit ñi dañu maanaam léegi au lieu que ñu toppatoo umma mais umma léegi mit la maanaam xeet wi inna hazi ummatukum ummatan wahida kii la mit la nekkatul loo xamante ne ni comme ni ko yàlla waxee comme ni ko yonent bi waxee waaye ku nekk bopp sa bopp la Sénégal féete fee Mali féete fii Guinée féete fële alors que dañu woon yépp na nekk benn donc loolu dafa nekk loo xamante ne ni lu am solo te loolu dafay néewal li nga xam ne mooy perspective yi nga xam ne moom la l'islam taxawe woon ne bëgg na pour que ñu man koo jëmmal taxawal ko mu nekk bloc boo xamante ne ni day nekk acteur potentiel waaw de la politique internationale maanaam tey bu ñu ne diine l'islam rek ñëpp taxaw comme ni ñu déggee Amérique plus wala ñu koy déggee Russie plus wala ñu koy déggee Chine plus waaye jullit ñi tey bu fekkoonte woon na ni boole woon nañu kon kenn du dégg Russie kenn dootul déggati Amérique kenn dootul déggati Chine parce que première puissance muy économique muy intellectuelle muy culturelle réewu jullit ñi lay doon parce que réewu jullit ñi bu ngeen fàttalikoo wala bu ngeen seetee tuuti di ngeen gis ne mbooleem li nga xamante ne ay xam-xam la yoo xam ne tey moo tax réew yi mën a àgg tey fi ñu àgg ci réewu jullit ñi la jóge gis ngeen les 19 éléments bu chimie muy hydrogène muy oxygène muy beryllium muy lithium ba ci fukki ak juróom-ñett yëpp xam ngeen kan moo ko découvrir iktishaaf muy Jaabir al Hayaan di taalibe ci imam al Jaafar te ñooñu ci chimie léegi physique quantique ci la ñu génne électricité te ñu jël ko Lavoisier la ñuy wax ne français la moom moo ko trouvé mais Lavoisier du moom moo ko trouvé boo demee ci Villedirane bind na ko ci benn téere bu ñu tuddee la patrimoine de l'islam am na ci téere boo demee ci bibliothèque tubaab yi bari na ci ay xam-xam ci wàllu mathématique algorithme muy Khwarizmi li nga xamante ne ni moom la ñu tuddee ci wàllu ci algorithme ci moom la jógee te tey ci wàllu informatique base la ci yu essentiel ci wàllu physique ci mathématique boo dee xool ci acide nitrique ci acide sulfurique ci acide nitro ci li nga xamante ne ni mooy nitrate de potasse yooyu yëpp boo dee xool dem na ci ba ci juróom-ñeent acide yooyu yëpp jullit ñi ñoom ñoo ko découvrir mais tey comme amuñu kilifa gaa ñi ne kon ñun ñoo ko jokk génne mais bu ñu nekkoon benn kon tey ñooñu kenn du leen dégg moo tax dafa laaj mu am ci wàllu ci li ñuy xaar ci jullit ñi benn révolution culturelle intellectuelle et culturelle boo xamante ne thawra saqafiya ilmiya fikriya boo xam ne dafay delloosiwaat xam-xam yi xam ne yooyu ñun ñi ñoo ko jël ci wàllu optique ak yu demee noonu ñoo ngi jégalu bu baax ci taa rek lañu kii ak temps bi mënoon nañu wax lu bari ñu ngi ci jégalu bu baax a baax di ñaan yàlla yokk jàmm diine l'islam may jullit ñi ñu nekk benn taxawaay bi nga xam ne al muassasa al wafa mi ngi ci di ko def muy lu mel nii nga xam ne xam-xamu diine yi ak xam-xam yépp dafay génn mu nekk njëriñu lislaam yal na leen yàlla gën a dëgëral jàppale leen yokk leen sutura kilifa dëkk bi nga xam ne daarul muxti al muqaddasa yàlla yàggal leen sunu kanam ki nga xam ne mooy xalifa bi yàlla bàyyi ko fi
ak Serigne Mountakha Mbacké ma ca Touba di mbokkam ak mboolem waa kër maam Serigne Touba yàlla yàggal leen sunu kanam jàppale leen jàppale lislaam tey jéggulu bu baax a baax di gërëm ki nga xam ne mooy sama mbokk sama xarit muy Cheikh Ahmad ak Cheikh Chouaïbou Kébé ci seen ñëw ànd ak ñun jëmmal ñu ngi ñaan yàlla yal na yàlla yombal lépp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. woon ci njàlbeen rek moom waxe ko noonu ci mujj gi di sant sëriñ bi nga xamante ne moom la àndal muy Cheikh Ahmed Ly di al aminul am li majlisil a'la li si'ati ahlil bayt fi Sénégal xam naa ne dañ koy jox kàddu gi su ko defee moom mu am benn taxaw seetlu boo xamante ne dana ko def ci lii nga xamante ne moom la sëriñ bi doon waxtaane bu fekkente ne waxtu wi may nañu ko tamit am na ay laaj yoo xamante ne am na ay mbokk yu koy laaj bu ñu ko waxtu wi may rek incha allah danañ ñëw ci laaj yooyu su ko defee sëriñ bi tontu ci ñu fàttali mbokk yi rek ni incha allah suba sëriñ Xasan si jóge ba Tiwaawoon la ñuy fas yéene dalal fi jotaay bi mu fas yéene ànd ak ñun ci innamal mu'minuuna ixwa jullit ñëpp ay mbokk lañu kon ñu jox kaddu gi Cheikh Ahmed Ly mi nga xamante ne moo ànd ak sëñ bi. di baalu àq mbooloo mi coono koor gi ñaan buur bi tabaraka wa taala weer wi yàlla na ko yàlla barkeel nangu ñu suñu koor ak suñu jaamu yàlla lépp loo xam ne mébét nañ ko ci jaamu yàlla yàlla defal ñu ko jahi rasul sallallahu alayhi wa ali ci Cheikh Baalu Chérif li mu wax léegi la ma ciy yokk du bare na boo leen dégloo waxtaanam dafa ne jullit ñi am na loo xam ne dafa leen manqué lool ba tax na loolu ñépp ñoo ko nemmeeku seenug doole seenug barewaay seenug alal ak l'islam ni mu nosee maanaam discours islam ni mu nosee nga xam ne amul benn contradiction raxma kulli dalik ak loolu yépp ni mu mënti mel ñu féete gannaaw loolu lu waral lii maanaam bu ñu doon càmbartal nit ku nekk bu fekkee da nga dem ba jaaxle da ngay seet yow waa lu waral nga lompoñ ndax da nga feebar walla am na loo bàyyi walla nangam ak nangam ak nangam lenn dañu ne jullit ñi jamono ji ngi ñu amee isdihaar maanaam bi ñu demee ba dominer àddina bi xam-xam yi nga xam ne tey junj na ko fi xam-xam yooyu rëcc leen tàbbi ci yeneen loxo yooyu di ko suuxat di suuxat xam-xam yooyu ba tey ba génn ci kaawteef ba far sax dañ koy nëbb nit ñi mu mel ni ñoom ñoo ko sos fekk yàlla xam ne dañ ko jële ci lislaam nan lañ ko jëlee ci lislaam mooy bi jamono jullit ñi bàyyeekoo ban xeetu bàyyeeku moo leen daloon ba li leen borom bi tabaraka wa taala dénk yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dénkoon leen nan lañ doon sàggan ba mu denc seen loxo tàbbi si yeneen loxo lenn kese la defe naa waa daara ji ñiy jàng lislaam am na lu ñu xam ci loolu mooy lan li ñu naan shuubiya mooy nationalisme képp koo xam ne sàggan nga sa xeet maanaam yéen boroom xam-xam yi yéen ñi nite fekk sàggan ngeen ba ñi nga xam ne dañuy suuxat ak xeet maanaam boo dikkonte ci xeet bés bu ñooñi buñ leen jiitoo musiba dal leen dafa mel ni yàlla tabaraka wa taala day génn loxoom ci yéen arab yi eggoon nañu ci foo xam ne képp koo xam ne du arab bu dugalee loxoom ci benn xam-xam dañ koy gedd mbir mi daal il faut que muy nekk mbirum arab
bokk na ci lu simple bi tubaab yi jëlee xam-xamu mathématique xisaabiyaat lim tubaab yi jël seeni lim waaxid isnayni salaasa ñu jël ko ci ñoom arab yi dañ ko gedd mooy 1 2 3 bii ngeen di bi ñuy jàng 0 1 2 3 tubaab yi nga ko tuddee les chiffres arabes lu tax arab yi gedd ko ndax bëgguñu ko bokk ak kenn ndax egg nañu foo xam ne foog nañu ñoom daal ñoom la yàlla fal donc duñu jël leneen ci keneen ñu gedd ko atibaa imprimerie bi mu génnee du ñoom ñoo ko génne ñu gedd ko maanaam lépp loo xam ne bokkale nañ ko ak ñeneen ñi rek ñu gedd ngir yëg seen bopp bépp boroom xam-xam lu toll lu mel ni ñoom Ibnu Khaldun bu leen critiquer ñu téye ay téereem ne téere yi kenn du leen jàng nii la arab yi nekkee ba li ñu amoon yépp ci xam-xam rëcc leen lan moo leen ko yóbbee ashu'ubiyya nationalisme ñi ko xamul mi ngi tàmbaliwaat am ci suñu jamono ji ci réew tubaab bi ñu bare ñu ngi ci bàyyi xel ma yëgal leen shu'ubiyya moo indi première guerre mondiale bi amoon Allemagne France ak Angleterre deuxième guerre mondiale shu'ubiyya moo ko indi woon ndax Hitler kat dafa ne woon ñoom seen xeet moo ëpp ci ñoo gën a kawe ci yeneen xeet yi la race aérienne képp koo xam ne bokkoo ci da ngay féete suuf muy xamb loolu di xamb loolu di xamb loolu ba jur première guerre mondiale ak deuxième guerre mondiale shu'ubiyya boobu nationalisme boobu encore mi ngi ñëwaat jamono ji mooy ki ngeen xam yéen ñépp président américain bi tudd Trump bi mu ñëwee léegi wàll na ko waa Brésil wàll na ko waa Italie tubaab yépp ñu ngi teg seen loxo ci seen kaw bopp ndax xamoon nañu lii moo indi woon première guerre mondiale ak deuxième guerre mondiale mooy boddi konte man damay lekk ba noppi yow it nga soog a lekk maa la gën ci anam bu ñaaw naam nit yi ametu fa da nga mel ni ab gaynde rek maa la ëpp doole dama lay teg tànk nangam te lii nag mbokk yi dafa mel ni bu yàlla tabaraka wa taala képp koo xam ne yëkkati nga lu mel nii day rëq sa ndigg alquran mu ñu koy nettali ci lu xeet yi jiitu woon yéen ñëpp xam ngeen histoire Firawna ak banu Israël Firawna nguur la woon goo xam ne dañu amoon doole qissatu Yuusuf xam ngeen ko bi Yuusuf firee gént ga Firawna fat ko mu jël Yuusuf alayhi salaam jox ko koomu réew ma Yuusuf doxal koomu réew ma na mu waree ba xiif dalu leen Firawna ci boppam ngir ndeysaan ormal leen comme que ay nitu diine lañu mu ne nañu jëli seen xeet yépp indi leen biir Masra ñu jëli leen ci àll bi ci désert bi ci Sina indi leen ñu nekk Misra ñu wutal leen ay barab yu tedd dañ ñaan ay kër yu mag ñépp wekk leen ndax ay nitu diine lañu li ñu am du ñoo ko amal seen bopp mais yàlla moo leen koo jox buuru Firawna yu jëkkee ñoom ñépp ñu nangul leen loolu yëguñu rek benn Firawna
nationaliste ñëw pour ñu xàmme lan mooy nationaliste. Firawna boo xam ne dafa jiital boddi konte mu ne waaw doxandéem yi moom lu tax ñu jox leen lii yépp bàyyiwu leen ba mu ne day nangu bépp cër boo xam ne Firawna yu jëkkee joxoon nañ leen ko. ma fàttaliku Firawna du turu nit, turu nguur la. dafa mel ni nga ne dameel wala nga ñëwin buur ba noonu la mel. Firawna du turu benn nit, turu ab ay gouvernement yu doon jiitu la. Firawna boobu noonu la xoñotale waa banu Israël, nangu cër yooyu yemu ca mu jël leen ñoom ñepp defaa leen ay jaam. foofu nag ñuy jooytu di ñaan yàlla tabaraka wa taala ba yàlla dig leen dina leen yónni koo xam ne daf leen di sowe génne leen ci loolu. mu yónni Muusa ni ngeen ko xamee. Muusa ñëw ne waaw Firawna man de yàllaa ma yónni bëgg nga bàyyi waa banu Israël ñu dellu fa ñu bàyyee ko woon. comme que teraanga yi fi amoon yépp nangu nga ko, yemoo ci nga jël def leen ay jaam, dañ bàyyi yàlla moo ma yónni ñu delloo leen. Firawna bañ ne ñii samay jaam lañu comme ni ngeen ko xamee. moo ko Firawna mu won ko kéemtaan yépp, Firawna bañ. yàlla na ko bàyyee kook man. traversé géej gi mu dóor yat wa ci géej gi, Firawna topp ko, yàlla labal Firawna. donc nii la yàlla rëqi Firawna ci kanamu àddina bi yépp. Firawna boobu ba léegi muumeem boo demee ci musée yi ma nga fa ñu koy seetaan. alxuraan tudd na ko. lan lañ siy jàngat? képp koo xam ne maanaam xeet bu nar a toskare da ngay jiital boddi konte. xeet wu nar a toskare bi yàlla bindee aadama ba tey bés boo jiitalee boddi konte yàlla rëq sa ndig. Firawna def na ko, yàlla rëq ndigam. jullit ñi sàggan ba jël xeetu arabité jiital ko, yàlla folli leen. wa in yatawallaw yastabdil qawman ghayrakum summa la yakunu amsalakum. bés boo leen ñàkkee topp li ma leen wax, yàlla folli leen jox ko ñeneen. ñoom it tubaab yi nga xam ne tey ñoom ñoo ñu jiitu, feebar boobu mi ngi leen di dal, mooy nationalisme bii tey di lëmb ci àddina bi. ñun ci jamono ji ñu toll dafa am lu ñu war a jàngat bu baax a baax. kii maag mbokk bi dañ ciy xuloo léeg-léeg ak ay boroom xam-xam. di ngeen dégg ñu naan ay négritude, wooteeg nit ku ñuul. naam am nañu lu ñu naqari, am nañu suñu histoire dafa metti, xeet yépp am lu metti. wante nañu moytu bëgg fayu ba dellu ne dañuy askano ci suñu xeet. laysa minna man daa ila al asabiya. yonent bi artu nañu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, defal lépp wante bul woote ci xeet. bokk képp koo xam ne woote nga ci xeet bokkatoo ci man. naam di ngay wone sëg yow nit ku ñuul nga, bés bu fekkee am na ku taxaw sa kanam bëgg a yëkkati boppam ne la man ab nit weex laa lii laa yow nga yëkkati sa bopp. wante bu loolu weesee teg ko, bu ci tabax mukk ab pas-pas, bu ci tabax mukk ak nekkin, ndax yàlla daf ko bañ anam boo xam ne dafa jéggi dayo. wax na ko léegi, suñu borom bu ñuy bind, waaw daf ñu bind ngir ñu jaamu ko. inna akramakum indallahi atqaakum. bu fekkee da ngay xool balance bi ñuy xamee kan moo gën, ku gën a gëm yàlla la yàlla wax.
balance su gëm yàlla. boo xoolee alquran karim bi ñuy jàng yépp yàlla ki mu gën a fonk mooy ibadullah waaw bu leen di bàkk mooy bàkk bi gën a foor ci yàlla tabaraka wa taala nekk jaamam. ci loolu lay waxe ne waa ahlu tasawuf am nañu responsabilité bu rëy pour ñu xam li ñu amee mooy lan. tasawuf ak irfan presque benn la du ma dugg ci détail yooyu. waa ahlu shia irfan la ñuy wax, waa ahlu sunna tasawuf la ñuy wax. wante lan mooy tasawuf lan mooy irfan mooy jëfe makaarimul axlaaq. firiwul ne nga mbubboo woone ab mutasawif laa wala mbubboo irfaani laa, da ngay jëfe du ay discours. jikko yu rafet ndax rasulullah dafa ne jiitu li utammima makaarimal axlaaq, dama ñëw ngir mottali tedd ngay jikko yi yenent yi ma jiitu woon la ñuy def. suñu borom tagg ko innaka la ala xuluqin azim. kon la ñuy julli yépp la ñuy woor yépp objectif bi mooy la ñu am makaarimul axlaaq. makaarimul axlaaq l'imam Xumayni qaddasallahu sirrahu daf ci wax ju am solo. mu ne yonent yépp bu ñu dellu si woon ci kaw suuf maa ixtilaafi sharaa'ihim bokkuñu sharia du ñu wuute. yonent yépp bu ñu delloo si woon suuf du ñu wuute. ngir lan? ngir dañoo jiital makaarimul axlaaq. ñoom rek ñoo mën maanaam déggoog ña ca des, ñoom rek ñoo mën a wommat doomu aadama yi. aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li saa'iril mu'minin. yal nañu yàlla dimbale, kontaan nañu, yàlla def barke ci barab bi bi jaahi rasul sallallahu alayhi wa